suñu bopp la ñu liggéeyal yal na yàlla mottali suñu yéene te eggale ñuy gërëm bu baax di xalaat xale mag ndaw yama bàyyi rëbës gars yi dañ def ni bërëbu yàqukaay la maa ngi leen wax ni bis ni ki tey bërëbu defarukaay la aussi nit mën na fa baaxe nit mën na fa jóge dem topp yàlla bëgg nit jóge fa nag topp yàlla moo tax ñun ñu yaakaar ni na fa xale ya nekke na fa mag ña nekke war nañ ko soppi war nañ ko changer ba ku fa dugg ak sa dignité doo ko fa génne ku fa dugg ak sa xol doo sa xel doo fa génne ku fa dugg ak wér-gu-yaram doo ko fa génne donc améliorer condition ya fa nit ñi nekke loolu mébét la yéene la bëgg-bëgg la may wax waa Rebeuss yi may dégg yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ñaari at ak genn wàll dund nañ ko ci kaf ci jàmm ci ree ci sant yàlla yàlla na ngeen génn yéen tamit di gërëm di sant tout le personnel de l'administration pénitentiaire ay jigéen lañu ay xale lañu ay mag lañu loo xam ni xam nañu lu tax ñuy nekk foofu naam seen liggéey yi metti na naam seen taxawaay metti na mais ñu ngi koy def ak dignité ak ngor ñu xam mébét yaakaar di engagé état bi bis bu ko mënul bis bu ñëwee ñun ñu def ko incha allah statut bi nga xam ne moom la agence service pénitentiaire yi di xaar lu urgent la parce que ku nekk nag ca la nga nekk da ngay ñaan yàlla mu yokk mais seen statut boobu yàkkamti nañ ko xaar nañ ko bëgg nañ ko yàlla na leen ko état bi defal ci nu mu gën a gaaw di sant di gërëm suñu kilifa yëpp kilifa diine kilifa aada wayjur mbokk xarit am di jàmm képp koo xam ne rek lii nga xam ne yàlla tegoon nañu ko amoon nga ci ñeewantal amoon nga ci xel bu tooy amoon nga ci xol bu naqadi ma ni kooku ba mu jaral la ngay ñaan ak dox ak wax ma ni ku nekk ci ñoom ku nekk ci sa tur ak sa sant ñoo ngi laa gërëm di la sant jigéen yeeg xale yi nag raw ci yéen kenn mënu leen fay mais li ma bëgg ñun ñëpp ñu jànge ko ci lii li ma bëgg ñu jànge ko ñun ñëpp ci lii mooy yàlla ku mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la ko soo ci tiré leçon yi da nga ci mën jëriñoo lu bari tiré leçon yooyu nag moo ñu amal solo ñun duñ fi nekk di mere Masamba di mere Mademba duñ fi nekk di xas Masamba di xas Mademba loolu weesu na depuis le 29 c'est fini merewuñu kenn jàppaluñu kenn dara amuñu ñu xaar ma yàlla kenn ku nekk ñoo ngi lay ñaanal loolu ñu dund yàlla na la ba tax na nag li am solo mooy li suñu kanam mooy suñu réew li suñu kanam mooy suñu engagement may dalal seen xel la ma dund foofu dafa gën a yokk dafa gën a yàkkali dafa gën a dooleel sama engagement pour liggéey ngir suñu réew defar suñu réew ci fànn boo xam ne sénégalaise bu nekk ak sénégalais bu nekk di nga gis sa bopp defar réew moo xam ne comme ni ko assises nationales yi nga xam ne mooy suñu base gis-gis ak stratégie ak orientation tëggal dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique mais surtout li ci am solo mooy nit ki chaque sénégalaise et chaque sénégalais yaay manal di matal di mottali defal sa bopp kenn bañ a toppati ci kenn di lappi-lappee ko yaakaar ak ñaan nañu yeewu nit ñi li koy def jàng la système éducatif bi ñu xoolaat ko formation professionnelle bi ñu xoolaat ko
xool nag nan la ñuy doxale réew mi ba yenn tolof-tolof yi yenn jalgati yi ak yenn yi bañatee am ñu créer état ñu gën a dëgëral suñu état boo xam ni institution yi ko composé bu ku ci nekk sa rôle di nga ko jouer normalement parce que loolu am solo soo gisee citoyen gëm état c'est parce que état bi ku nekk la nga incarné ci sa wàllu ci état bi da nga kaa fees dell te doo ci seet dara doo ci ragal dara doo ci ji dara loolu la ñu war réfléchir ñun ñëpp nan lañ koy defee comme ñun li ñu wax nous n'avons pas de la science infuse nous n'avons pas de solution miracle gis nga fii bu kenn yaakaar ne nit kuy cëpp ci asamaan nga ne ñu topp fii réew mi mooy ànd ñun ñëpp ñu ànd juboo déggoo waxtaan liggéeyal suñu bopp ñun looloo ñu amal solo ma bëgg waaw looloo jëmale Sénégal kanam parce que xam nga li am solo mooy réew mi tollu woon na foo xam ni nit ñi defe nañ ni yaakaar daf fiy jeex mais yaakaar li koy dekkal li koy def ku nekk ci ñun lay doon il faut que chacun de nous soit porteur d'espoir pour qu'il soit porteur d'espoir il faut que moom mu gëm boppam gëm réewam xam ni réew mi nag kenn ëppalewu ko ci nañu libérer nit ñi ci ñun homme politique yi nit ñi yaakaar ni ku politicien dimbaliwul doo dem ku ñu jàppalewul doo dem nañu gëm yàlla gëm suñu bopp daañu dem sénégalais bu mel noonu la ñu bëgg a tabax gis nga li nga xam ni moom la ñu am muy pétrole bi ñuy wax ak muy naaj wi ñuy am ak lépp lu ñu yàlla jox suñu ko gëmee gëm suñu bopp xam ni ñun dong ñoo ko war defar kenn duñu ci fekk si daañu dem moo tax sànq li ma wax ci français man leen il faut que cette économie extravertie nga xam ne li ëpp ci li ñu am dañ kaa jéggaani naam nañu jël li ñu am ñu defaree ko fi normalement si dans un horizon de 15 à 20 ans on acceptait de nous affranchir de l'importation du pétrole et de développer le solaire réew mi mën gis kanam ñu bañ importer benn entrain fexe ba créer ay sociétés yuy defar fii loolu moo am solo nañu inversé bu ñu yaakaaree ci bitim réew nañu yaakaar suñu bopp loolu lañuy doxale réew ma wax ne merci beaucoup mais ma wax ne defar suñu réew aussi raxas xol yi la defar suñu réew aussi raxas xol yi la ku nekk ci ñun xam ni sa moroom la nga mën ëppale woo ko ku nekk ci ñun xam ni defar réew mi la war ku nekk moo la war ku nekk ci ñun xam ni réew mi ñoo ko moom su yàqoo ñun ñëpp la yàqul ñun li ñu gëm mooy comme ni ko Senghor daan waxee ànd booloo mooy suñu doole woykat bi wax na ko àndoo booloo mooy suñu doole bon nag ngeen xam ne réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo ko moom nag du wax jëf rekk la nañuy jëf je vous remercie